Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. salaamaaleykum gars yi na ngeen def mbaa nañ ci jàmm ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaan ngeen partager vidéo bi ñu décortiquer le discours de Ousmane Sonko d'hier. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen bégee bu baax a baax Moustapha Diagne Marie Laurence Fitardo Delgado Pape Seck Aliou Dieng Khadim Diop. gars yi maximum de partage ñu décortiquer le discours de Ousmane Sonko d'hier ak taxawaay bi nga xamante ni am na ko. Omar Mercedes ziar naa la ak Bamba Touré Ndiaye Mam Nancho bonjour Modou Dieng ziar. voilà donc lu ma bëggoon a waxtaan ak yéen rek mooy Ousmane Sonko démb dañoo gis un homme fort, un homme courageux, un homme qui n'est pas peureux. Voilà. Macky Sall dafa foog ne moom ni mu tapetee noonu la ñëpp tapetee te Ousmane Sonko démb taxawaay bi nga xamante ni taxaw na ko Macky Sall bi mu tollee ci situation bii nii Ablaye Wade di ko opprimer bëgg ko yóbbu kaso boole kaag waa DIC ñu convoqué ko amul woon fitu def conférence de presse di ci toj kaani di ci pàccal li ngoom di résister comme Ousmane Sonko nu mu ko defee te victimiser wul benn yoon te Macky Sall dafa dawoon dem Touba parce que tapette la c'est un peureux dem làqatu ji si sëñ Baara dégg naa jooy sax def na ko fa ànd ak sëñ Galas Kaltoum dem di jooy na Ablaye Wade daf ko bëgg a tëj na ko sëñ Baara jàppale kon kooku tapette la. li tax mu am fit nii instant bii nii di dal ci kaw Ousmane Sonko ginnaaw bi mu ko defee Khalifa Sall ak Karim Wade mooy ne il a tous les pouvoirs il a la police la gendarmerie loolu moo tax muy dof-doflu ci kaw nit ñi di jaay ne dafa am fit te amul fit làqatu ci gannaaw justice bi di leen instrumentaliser pour ñu fagaagal ay adversaires politiques c'est lâche de la part de Macky Sall c'est lâche encore une fois. Je le répète de la part de Macky Sall ñun buñ sañoon dëkk bi jàmm rek moo fay am dëkk bi du mas a tàkk am na nag ay naafeq ay seytaane yoo xam ne amuñ benn argument foo leen fekk ñu ngi dugg ci live nit ñi di jéem a ruube naan yéen ñu nekk bitim réew da ngeen a bëgg a taal dëkk bi gënu leen ñooy bëgg dëkk bi ñoo leen gën a bëgg dëkk bi fuuf gën leen nekk patriote ñun bi ñuy xeex di wàcc ci terrain bi en 2011 di affronter Ablaye Wade ñun ak Macky Sall mii la woon devant l'Assemblée nationale le 23 juin ak place de l'Obélisque jour bi Mamadou Diop di dee yéen ñi yéene ay lâche yéen ñuy wax loolu yéen yéen a bëggul réew mi ay nit yu nekk bitim réew di leen xeexal parce que dañoo bëgg réew mi di wax di conscientiser di wax lu mën a jëmale réew mi kanam ngeen leen di envoyer ay message di def seen yëfu lâche yooyu noonu naan da ngeen a bëgg a taal dëkk bi ñëw leen yéen yéenay lâche yéen ñu nekk ci dëkk ba nekk ak Macky Sall mu leen di toroxal te bougé wu leen yota parce que vous êtes des naafeq Ousmane Sonko nag li mu wax Macky Sall leer na naññ bu ko naree sànq ay loxoom dina takk deret du yombee noonu Ousmane Sonko n'est pas Khalifa Sall Ousmane Sonko n'est pas Karim Wade parce que Ousmane Sonko espoir la boo xamante ni jeunesse bi ñoo am yaakaar ci moom jeunesse bi ñëpp dañoo vomiroon les politiciens bëgguñu woon dégg sax politique am na si ñu bëri ñoo xam ne daawuñu voté rawatina la diaspora dañoo wëcci woon politiciens yi waaye avec l'arrivée de Ousmane Sonko sur la scène politique sénégalaise moo tax ñu bëri léegi bëggaat politique parce que dañoo am yaakaar ci koo xamante ni dafa am leneen lu bees lu mu indi la politique autrement te loolu c'est possible mën na nekk indi programme boo xamante ni ñu bëri dañ see am yaakaar léegi nag ñu ne dinañ ko sànq te lii bettul kenn parce que ñëpp xamoon nañ ne Macky Sall mu ngi ci tànk Ousmane Sonko lu nekk jéem na ko def sottiwul en commençant par dàq ko fa nga xamante ni moom mooy impôt et domaine dàq boo xamante ni dàq bu arbitraire la di ko jéem a suufeel yàlla yëkkati ko def ko député mu dem taxaw ci benn turbine boo xamante ni Sénégal yëpp dañ koy dégg mu continuer di dénoncer di wax lam daan wax seen sàcc yi ñuy sàcc mu leen di weer di leen dénoncer léegi nag ñu jël sàcc yi protéger leen di acharné wu ci kaw ki nga xamante ni il est de bonne foi nekk ku jub moom ñoom ñëpp moo leen gën lu nekk ñu jiiñ ko affaire bi sottiwul
jiñ nañ ko fi ibaadu mel ni nit amul droit pour nekk ibaadu jiñ ko fi salafiste mel ni nit amul droit pour nekk salafiste jiñ ko fi ne gëmul tarixa yi mel ni nit amul droit pour ñàkk gëm tarixa yi te yàlla wax ne fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur jiñ ko fi rebelle parce que Casamance la dëkk di stigmatiser waa Casamance lu nekk def nañ ko sottiwul di nas ay projet de loi pour fagaagal ko naan kuñ dàq ci administration bi dootoo éligible yooyu yëpp ñu xam ne du yoon bu baax léegi nag ñu dem boole ko ak benn xale boo xamante ni xale bu tekkiwul dara jël ko utiliser ko xale bu vulnérable dugal ko ci affaire viol te ñoom ñoo gën a salté Ousmane Sonko fuuf ñoom lu ñuy def ñoom ñu nekk ci nguur gi ak ki leen jiite di Macky Sall Ousmane Sonko du ko def xalaatu ko moo leen gën fuuf moo leen gën a nekk julit gën leen a gëm yàlla Ousmane Sonko vertu yu nekk ci moom nekk xaajul bay nekk ci Macky Sall am na lu muy jomb set wecc la def Macky Sall kanam gu muy wan waa Sénégal ak gu muy wan sëriñ si ba tax ñu fonk ko di ko faral naan ay Macky Sall dafa yaru ay dafa baax sax doo ko dégg mu ngi liggéey sax ngay dégg mais Macky Sall baax na loolu man mosuma kaa dégg damaa juum ne am na ñuy wax ne Macky Sall dafa baax ñu ànd ak moom sax doo dégg mukk ñu ne Macky Sall dafa baax jikko yi nekk ci Ousmane Sonko nekkul ci ñoom moo leen gën a set fuuf gën leen a jullite dàq leen a jàng alxuraan ñoom ñëpp gën leen a ragal yàlla moo tax nag ñu xam ne loolu dafa nekk ci moom ñu ne dañ koy jéem a faagaagal yàq deram ternir image am waaye loolu du sotti parce que sénégalais yi amul kenn ku ko ci gëm te démb wax na ko amul benn sénégalais bu gëm ne Ousmane Sonko moo def lii ñoom ñoo orchestré seen benn affaire manigancé ko jël benn xale bu vulnérable utiliser ko ba pare jël ko séquestré ko chaque jour di ko influencé bala maa dee ñu naan démb dem na gis juge bi ban juge la xale bi gis xale boo xamante ni yéen a ko tëj di ko influencé boo demee lii ngay wax laa ngay wax est-ce que sax xale bi demoon na maa ngi gis benn photo tey ñu photo benn jigéen rek dugal ne Adji Sarr mu ngi nii démb bi muy dem tribunal Adji Sarr dafa fictive fu mu nekk nii maanaam c'est une plaignante fictive plaignante boo xamante ni kenn du ko gis parce que yéen seen deal bi dafa salte sénégalais yi xam nañ ko ngeen jël xale bi séquestré ko tëj ko ci benn néeg pour di ko wax ne ko boo demee jàkkaaroog juge bi lii ngay wax ak laa ngay wax te mën naa am sax Adji Sarr demul sax gis juge parce que nee nañ huis clos la ñaari avocats yi ñoo fa nekkoon ak juge bi juge boo xamante ni deal bu salte buy Macky Sall di def moom ci lay bokk mook Samba Sall ak ki nga xam ne moom mooy Bassirou Gueye di procureur de la République te démb Ousmane Sonko wax na ko léegi buñ ko dugalee ci bureau bi su fekkee ma nga fa woon dañ koy wax na ko lii ngay wax laa ngay wax lii ngay wax parce que ñoom ñëpp xam nañ droit xam nañ yoon xam nañ nan la ñuy def ba def benn PV boo xam ne day gën a dugal Ousmane Sonko da koy gën a enfoncer parce que ñoom ñëpp ils sont avec Macky Sall la ñuy liggéeyal ils sont pas indépendants c'est des lâches tekkiwuñ dara léegi dinañ def seen benn PV ba pare jox Adji Sarr ne ko signer Adji Sarr xamul dara victime la ci affaire bi dañ ko instrumentaliser utiliser ko pour daaneel benn adversaire politique xam ngeen ne lii ñaaw na te lii kenn waru ko nangu lii ñun ñëpp a war a jóg taxaw pour xeex ko lii ku ko xeexul rek yow bëggoo Sénégal bëggoo démocratie Sénégal jëm kanam te lii yëpp lu ko waral mooy Macky Sall moo bëgg éterniser wu ci pouvoir bi toog ba mu neex ko mu bàyyi pouvoir bi wala mu jox ko doomam wala mu jox ko rakkam wala mu jox ko ku ko jege koo xam ne dina ko arranger est-ce que sénégalais war naa nangu loolu est-ce que toll nañ ci jamono joo xamante ni muy 21e siècle nit di toog di nërmeel démocratie assassiné ko digg bëccëg ñëpp di gis est-ce que war nañoo nangu Sénégal tey Macky Sall toog fa tey ne du am opposant te Sénégal nekk un pays de démocratie ñëpp taxaw di ko seetaan xalif généraux yeeg ñëpp a ngi taxaw di seetaan communicateurs traditionnels yi ana ngeen fan ngeen nekk ne église bi wax na ñëpp wax ñu war a wax nañu wax parce que Ousmane Sonko dañ ko nar a faagaagal jaay ko doole waaye nag conseil bi ñuy jox Macky Sall mooy ne am na doole de jàpp na ne am na doole te doole ji ñun ñoo ko jox suñ doole la moom loolu la jàpp pour moom il est puissant il est fort waaye billahi wallahi tallahi bu naree sànq Ousmane Sonko wallahi dina am lu jóg ci moom Ousmane Sonko wax na ko démb nee na ko sa ay loxo dina taq te buñ ne la sa ay loxo dina taq rek bu eboo nga gëm ko parce que yow dafa am ay naafeq yu la wër ñëpp toog di la seetaan ñi war a wax ci dëkk bi yëpp a ngi noppi ñëpp ñu ngi noppi ñi nga xam ne am nañ baat yu kawe nga xam ne bu ñu waxoon tey Macky Sall mën na reculer ñoom ñëpp a ngi noppi tey naan laissons la justice faire son travail fii ban justice moo fiy def liggéeyam ana ban dossier moo tax justice naan day def liggéeyam dossier bu vide
justice am nañ ay dossier tey seen ay tiroir yoo xamante ni tey doy na leen liggéey tey justice am na ay dossiers yu bëree bëri yoo xamante ni doy na leen liggéey ñaata détournement ñaata rapport moo nekk ci table procureur yoo xamante ni corps de contrôle yi ñoom ñoo contrôler ay nit yoo xamante ni ay sàcc lañ dañoo def ay détournement te ñooñu ñu ngi ànd ak Macky Sall tey Macky Sall di leen protéger bàyyi les délinquants de la République ñu am liberté nekk ci mbedd mi di dox un digne fils du Sénégal am un bon programme sénégalais gis ci seen bopp nga ne di nga ko sànq di ko jaarale ci ay viol te Ousmane Sonko set wecc PV yu gendarmerie yi jaaraama gendarmerie commencement bi procureur bëggoon na leen a defloo sale boulot pour ngeen dem convoquer Ousmane Sonko mi nga xam ne député la dafa am immunité parlementaire affaire bi sottiwul waaye terewul def ngeen seen liggéey PV yi senn na sénégalais yëpp jot nañ ci xam nañ ne le dossier est vide lépp ay fen la lépp du début à la fin léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo takk ci mbir mi gendarmerie war a continuer li nga xamante ni moom mooy enquête am procureur boucler ko teñ tudd ci maître Dior Diagne nga xamante ni moom mooy ñaareelu Antoine Diome Faye Antoine Diome ñàkk jom nga xamante ni Macky Sall daf ko fi indi uniquement pour la liquidation de Ousmane Sonko gannaaw bu mu liquider Khalifa Sall liquider Karim Wade ma nga nekkoon CREI yi nekk substitut procureur ñu liquider Karim Wade mu ñëw def ko agent judiciaire de l'État ci dossier Khalifa Sall pour mu éliminer Khalifa Sall léegi nag Ousmane Sonko moo ko dese bi mu ñëwee lu mu njëkk a def mooy dafa dal ci kaw waa Pastef di leen jéem a intimider ci nemmeeku tour bi ñu doon def ñëpp xamoon nañ ne lii raam ci ñag bi la jëm te finalement deal bii nii nga xam ne teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko muy cabale politique bii nii ci ku jege Antoine Diome la jógee muy ñaareelam boo xam ne nee nañ takk suuf la ko takk muy maître Dior Diagne nga xam ne bandi la wëyu la yéen a salte yéen a xaraam yéen a bon lii yëpp nguur moo ko jar te yéen ñu nekk ci deal bi yëpp dina am ñu ci dee balaa 2024 billahi wallahi tallahi li ko commencé ci assemblée nationale ci député yi nga xamante ni ci deal bi lañ bokk ne dañuy lever immunité parlementaire koo xam ne deful dara ñoom ñëpp 2024 moo tax ñuy def lii Macky Sall ñoo tax ñuy def lii Macky Sall mën na fekkee 2024 xaw ma nag fan lay mujjee mais am na si ñoo xamante ni si ñoom balaa 2024 danañ dee billahi wallahi wa tallahi lan moo fi jar nguur ana ñu fi nekkoon ñoom ñëpp ñu si bëri dee nañ doon jaay doole ana Ben Ali fii la nekkoon nekk Tunisie terroriser waa Tunisie kenn mënta am jàmm nekk benn dictateur bu soxor fan la mujjee benn xale boo xamante dafa jàng ba am maîtrise am di jaay ay fruits police fekk ko fa toroxal ko mu taal boppam waa dëkk ba génn dàq Ben Ali mu dem Saoudia nekk réfugié foofu fan la mujjee ana mu deena ma ngi ci suuf ana mu Moubarak nekkoon Égypte di leen terroriser moom tamit kazalika na ko noonu wàccee nañ ko dañoo xëy benn jour ne Moubarak na fi jógee dëkk bi yëpp génn Moubarak dem fa mu mujjee ñu yóbbu ko tribunal yóbbu ko kaso muy def ay va et vient ba ma nga nii deena moom it ana El Bachir démb gis ngeen buñ koy atte foofu noonu ci Soudan amoon doole lool yore armée bi yore police yore gendarmerie am tous les pouvoirs anam fan la mujjee lépp loo gis ci àdduna dafay jeex Macky Sall àdduna jay na la ba nga jàpp nit ñi di leen toroxal mais billahi wallahi tallahi bés dina ñëw nga rëcc ko te man maa la ko wax du ay menace du dara mais loolu yëpp maa ngi ko teg ci yàlla man amila salihan fali nafsihi nit ku nekk lépp li nga liggéey loolu la lay yàlla di fay li nga toroxal ci ay doomi aadama ak ni nga bëgg a def Sénégal te jaaduwul loolu yàlla di ko seetaan am na nag ay kilifa diine yu fa nekk yu bëri ñu ngi seetaan ak ay kilifa aada ñu ngi seetaan lu Macky Sall def neex na leen lu Macky Sall def neex na leen ñoom ñëpp ñu ngi toog di seetaan mais ku àttewul di nga artu billahi wallahi wa tallahi bés a ngi ci bés yi di ñëw même su fekkul peuple bi ñoo ko fajal seen bopp yàlla dina ñëw yàlla bay sa tool nag la yàlla wax de la olof Njaay wax de waaye lu mu yàgg il va payer les pots cassés Macky Sall parce que lii dafa ñaaw te dafa flagrant dafa leer nañ un dossier vide une cabale un dossier monté ñëpp taxaw di seetaan ñu ne dañuy lever immunité parlementaire am te assemblée nationale am lu ko doy avec problème yi Sénégal di jànkoonteel yëpp ñaata sénégalais ñoo bëgg a faju te mënuñoo faju ci hôpitaux yi ñaata sénégalais ñoo bëgg a jàng école te mënuñoo jàng bu baax ndax manque de moyens ñaata sénégalais ñoo jël ay gaal dugg ci gaal yi dee ñaata xale ñoo nekk Sénégal bëgg liggéey mënuñoo am liggéey coronavirus baa ngi nii nekk Sénégal di lëmbe ñu koy xeex bu bon boo xamante nii teguñ ko ci yoon teguñ ko ci xam-xam
moment bi waroon nañoo tal leneen lu dul nekk fii naan dañuy éliminer benn adversaire politique en pleine pandémie ñëpp toog di seetaan ñu war a wax nga xamante ni am nañ doole am baat ci dëkk bi ñëpp a ngi noppi kenn du fi bàyyi justice mu def liggéeyam parce que la justice c'est la justice de Macky Sall ñëpp xam nañ ne Macky Sall tey moom moo téye justice bi lu mu bëgg loolu lañ koy defal tey jii li mu bëgg nii danañ forcer pour def ko parce que dafay toog ci palais ba maa ngi dégg sama grand Akhenaton doon ko wax te loolu avant Akhenaton di ko wax ma koy dégg ci moom man loolu dégg naa ko bu yàgg parce que man damay jokkook ay nit xam naa ay nit ñu bëri nekkoon naa foofu xam naa lu bëri xam naa ñu jege Macky Sall ñoo xam ne mën nañ dañ may jox des informations li Akhenaton wax dëgg la ci palais ba lay toog taal maal boroom di tox di saaga ay ndey kanam gi muy wan sénégalais yi ba sëriñ si gëm ko xale généraux yi gëm ko jàpp ne kii nii mooy nit ku baax ki kii mooy nit ku yiw ki wala mooy nit ku yaru ki kanam googu nekkul ci moom beneen kanam la yore boo xamante ni bu wéetee maal boroom lay taal teglante ay tànkam di saaga ay ndey nangam tànn leen ndeyam ngeen dugalal ma ko ci kaso gi loolu lay wax gars yi je m'en fous du droit je m'en fous de la loi loolu lay wax moo tax su ma déggee nit ñi naan ay diw dafa yaru wala diw dafa baax diw yaruwul baaxul gëmul yàlla du julli du or Ousmane Sonko moo leen gën fuuf gën gim leen gën ci ay jikko yu rafet makaarimal axlaaq yi gën gim leen gën ci jullite ci ñeme jaamu yàlla ci ñeme jàng alquran ak ci jub ci ay vertu yi nekk ci moom ak fu mu bëgg a jëmee réew mi yoon bu baax bi mu bëgg a teg ci réew mi loolu lañ mënta concevoir parce que bëgguñ ku leen gën parce que dañoo salte dañoo tilim dañoo xasaw dañoo bon ñoom ñëpp ay nitu safara lañ kenn du ci jaamu yàlla lu bon suba ak ngoon sàngara dorog cigarette foo leen fekk ci loolu rek la ñuy nekk rey nit sax dañ koy def am na ay nit ñu bëri ñu fi dee tey ñoom seen loxo génnu ci bu leen nit na lay të dañ koy sacrifier moo tax démb Ousmane Sonko wax na leen lu leer bu lu dul métti ci ginnaawam boobu amul dara lu ko dal te loolu mënta ñàkk ci doomi aadama amul benn maladie chronique boo xamante ni daf koy sonal du diabète du cancer du insuffisance rénale du benn feebar bu nekk ci moom amul problème mu cardiaque wax na leen ko mu leer naññ Ousmane Sonko lii bu ci dee te déclaré na leen guerre te lii bu ci dee dafa shahid bu ci dee àjjana la jëm bu ci dee martyr la parce que dafay xeex pour réewam te gis nga ci kaaw Ousmane Sonko bii nii si la ñu war a profité xeex ak Macky Sall jëflante ko ak moom ba mu saf-sap wan ko ne ko opposant war na mën a nekk ci dëkk ba di opposé wu am jàmm wan ko ne ko nous sommes dans un pays de démocratie boobu noonu dafa am ay nit yu ko liggéey xeex ci dee ci am ñu ci dee am ñu ci gaañu am ñu ci tëj ay kaso te moom bokkul woon ci ñu doon xeex loolu ñu xeex ko ba démocratie boobu taxaw Abdoulaye Wade ñëw nekk ci président def ko ci ministre def ko ci directeur def ko ci premier ministre def ko ci président de l'Assemblée nationale ba Abdoulaye Wade may ko jàmm moom mu créé partem dem à la conquête du pouvoir ba gagné nguur gi ci jàmm démocratie boobu moo ko may mu ñëw tey ne dafay rendi démocratie boobu noonu waa Sénégal toog ne dañ koy seetaan loolu ku toog di ko seetaan yow tu es un complice de Macky Sall te soo dee di nga ko layoo ak suñu borom parce que ñëpp xam nañ ne Macky Sall lu muy def nii jaaduwul képp ku koy jéem a faral yow naa fekk nga man maa ko wax képp kuy jéem a faral Macky Sall yaag Macky Sall yéen a yem naa fekk ngeen te bu ngeen dee safara ngeen jëm parce que lii dafa ñaaw ci turu Sénégal communauté internationale bi yëpp ñu ngi wax nan opposant Macky Sall bi dañ ko bëgg a liquider activiste africains yi ñëpp a ngi wax moo tax ñu ngi oo ñëpp waa Sénégal yëpp ñi nga xamante ni ñoom dañuy incarner les bonnes valeurs waa société civile les activistes associations yi toutes les forces vives de la nation ñu ngi leen di woo lii buñ ko nangu lii nii buñ ko nangoo fii la ñuy jaaree nekk jàmm ba faw Macky Sall dina jalgati constitution bi dem am 3e mandat te da koy changer sax balaa ñuy àgg 2024 dina defaat leneen lu gën a ñaaw soit référendum lay def wala mu def comme ni Abdoulaye Wade defoon jaarale ko voix ci assemblée nationale bi utiliser majorité am pour jël mandat bi def ko mandat à vie illimité ci loolu la nekk fu mu nekk nii Sonko rek moo ko dese comme adversaire de taille Sonko rek moo ko dese comme un adversaire crédible Sonko rek moo ko dese ci koo xamante ni il menace ses intérêts
Sonko rek moo ko dese ci koo xamante ni 2024 bu ñu demee élection mu dóor ko dóor yi métti parce que tekkiwul dara il n'est plus populaire au Sénégal fu mu nekk ni lenn rek moo ko dese mooy xaalisu Sénégal la jël di ci ger ay nit mooy justice bi di ci ger ay nit yoo xamante ni am nañ baat am nañ kàddu bu ñu waxee mu am effet ñooñu noppi loolu rek moo ko fi dese mais à part loolu du dara Ousmane Sonko wax na ko nee na ko bu fekkoon man ak yow rek la di nga ñoqal yi da ngay daw parce que tapette la c'est un peureux Bara Gaye mas na taxaw fii ne ko yow masoo bokk ci benn xeex benn combat Bara Gaye bu PDS ne ko heure bu tàngaan réunion da ngay daw kan moo mas a gis Macky Sall ci front bi gars yi nekkee 2011 di wàcc ci mbedd mi daf leen a wor trahir leen dem ci àll ba nan day campagne yi ndax sénégalais yi ba nekk président de la république mas ta dugg kaso ci un opposant Sonko wan na ko carrément ne ko man j'ai pas peur de toi parce que du tapet bu toll ni yow la ñuy ragal yow tapet bu toll ni Macky Sall làqatu ci gannaaw police gendarmerie ak justice corrompue bi du moom lay Ousmane Sonko di daw te Ousmane Sonko nee na ko su fekkoon man ak yow la nga ñoqali su fekkoon Pastef ak APR da ngeen di ñoqali daw du ngeen dara tekkiwu leen tous des lâches lii nguur moo jar lii nguur yow koo xamante ni dañ ne yow yaa ngi nekk si sa deuxième et dernier mandat nga ne da ngay liquider ay adversaire politique kon yow bëggoo jàmm ñu laaj la si sa mandat bi nga ne doo ci wax ndax di nga def troisième mandat nga ne du ma wax oui du ma wax non kooku yow juboo te Oussouffou bi nekk Niger taxaw ne ne moom bii mooy dernier mandat yam ba dem nañ élection ba Mohamed gagné kooku moo gagné tey Oussouffou génn par la grande porte Yaay Boni def ko Abdoul Aziz bu Mauritanie bi nga xam ne militaire la te dafa coup d'état soog a accéder au pouvoir mu def loolu am ñaari mandat jox Guazini moom tey mu taxaw ak Sénégalais yóbbu leen référendum en 2016 Sénégalais yi bàyyi seen yitte yëpp mu jël ay milliards def ko ci élection yi ñu dem voté oui bi jàll gannaaw bu mu ñu ko forcé mu ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs gannaaw bi mu waxee ne le mandat présidentiel est de 5 ans renouvelable une fois ba Sénégalais yi voté loolu noonu mu nekk ci constitution bi mu bind livre def na moom ñaari mandat lay def mu ngi ci premier mandat yam bu amee deuxième mooy ne jeex na mooy le Sénégal au cœur boobu noonu mu bind léegi mu ëlbatikuwaat nguur jaay ko àdduna jaay ko ak ay nitu naa fekk yi ko wër di ko jay ne ko war nga mën a continuer yore nguur gi parce que pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw yaa ko war a exploiter waroo ko bàyyee Ousmane Sonko parce que xam nañ ne Ousmane Sonko il est mieux placé pour être président de la République en 2024 mu ne ko duñu àgg sax 2024 ba nag yow avant élection locale yi tey dinaa la nërmeel dinaa la éliminer loolu sénégalais bu nangu loolu noonu nga ànd ak Ousmane Sonko ak nga ñàkk ànd ak Ousmane Sonko moo ci yem kenn warta nangu loolu parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp te Sénégal bés bu tàkkee Macky Sall moo ko taal violence bi ñuy jiiñ waa Pastef ci Macky Sall la nekk ak ñi mu àndal ñoom ñoo gën a violent moom kan moo ko gën a violent démb rek mu ngi taxaw di adressé wu au Sénégalais naan leen su ngeen jëlul vaccin yi ma yóbbul ko ñeneen mel ni moom xaalisam lay jëndee vaccin yi bew arrogance bu nekk ci Macky Sall mosuma ko gis parce que Sénégalais yi ñoo ko may loolu parce que il a posé tous les actes mu jàll lu ko neex def na ko mu jàll ñu koy taxaw di ko seetaan loolu moo tax nag mu dem ba am fit di def lu muy def di waxee ni muy waxee heure bu génnee wax ak sénégalais yi saaga na sénégalais yi ndey xaalisu vaccin yi mel ni yow sa xaalis la wala sa xaalisu baay la wala sa xaalisu ndey la ba nga taxaw naan ay su ngeen jëlul vaccin yi ma yóbbul ko yeneen dëkk yow yaay kan tu te crois tout permis monsieur le président de la république dama lay tutoyer parce que yow mérito woo sax ñu lay vouvoyer parce que doo gor tekki woo dara Macky Sall li ngay def nii yëpp yëfu jaam la soo nekkoon gor da ngay def sa ñaari mandat may opposition bi jàmm def sa ñaari mandat organiser des élections libres et transparentes après nga génn par la grande porte ku gore noonu lay def li tax ngeen di xëccoo nguur gi nii parce que nguur dafa neex yéen a ngi weer seen bopp te nguur warta neex li tax ngeen tuddee ko nguur sax mooy ne yéen da ngeen a foog ne lii dafa war a neex warul nekk sacerdoce pour servir sa réew te doo ci séntu dara doo ci am dara loolu la war a nekk waaye lu tax mu jaral leen ngeen bëgg a éliminer nit jaral leen ngeen di rey ay nit di toroxal ay nit mooy ne nguur gi dafa neex nguur gi dafa neex maa ngi woo Sénégalais yëpp ñu jóg taxaw nañ bañ lii nañ fippu parce que résistance Ousmane Sonko wax na ko encore bala ñu kaa wax na ko appel à l'insurrection ngay def wax na leen ko ne leen résistance constitution bi moo ko maye te ñun ñëpp dañoo war a résister na ñëpp jóg taxaw résister jàmmaarloo ak Macky Sall parce que Macky Sall du nitu dara lenn rek laa ñaan yàlla foofu laa jeexalee
yàlla may ma sama bakkan bi ma dund ba fekkee Macky Sall fu muy duggee kaso moom moog ñoom Aliou Sall ak ñim àndal ak ñaawtee fi ñu def yëpp ci Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.